suñu mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen delloo seen wàccuwaay bu baax a baax tey nag comme niñ ko xamee lu def waxulu ay di njàmbat ñu ngi toujours Kaolack Ndangaan njàmbat li benn la muy li nga xamante ne moo lëmbe àddina lëmbe Sénégal waaye nag ñun waa Kaolack Ndangaan ñu am ci suñu waar bu ñu war a bay looloo tax tey ñu dukkan ndànk fas yéene ñëw tàllal suñu micro kenn ci kilifa yi nga xamante ne mu ngi fii ci service d'hygiène bu Kaolack fas yéene waxtaan ak moom di leen fàttali ne info réew mi mu ngi ci Kaolack Ndangaan ngir di leen jox xibaar yi nga xam ne moo baax te wóor sëñ bi ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay madame Thiaw. madame Thiaw waaw. ñu ngi lay fay bu baax a baax a baax. di la dalal fii ci suñu service bi. merci beaucoup ndax mënoon nañoo xam kilifa gi ñuy waxal mooy kan ci service d'hygiène bi. voilà kilifa gi ñu ngi koy wooyee maa ngi tudd Alioune Ndiaye ñu may wooyee capitaine Ndiaye man maay chef service régional d'hygiène bu Kaolack fii nag yàgg guma fi maa ngi jógee Ndar Saint-Louis laa jóge ñu affecté ma fii il y a presque un mois de cela ma ñëw fas yéene joxante loxo waa Kaolack liggéey ak ñoom ci lépp loo xam ne ni mi ngi jëm ci suqali seen wér-gu-yaram dëgëral ko ñu mun a mucc ci jàngoro yi nga xam ne nii ñoom ñoo fi nekk. macha allah monsieur Ndiaye ndax mën nga ñoo dikkalaat tuuti rek ci nga xamante ne mooy rôle service d'hygiène. voilà madame rôle service d'hygiène defe naa ne ñu bari umputeetuñ ko mooy rôle de prévention mooy aar mooy sàmm mooy suqali mooy promotion li ñuy promouvoir nag li ñuy suqali nag moom mooy wér-gu-yarami doomu aadama dañuy bëgg nit ki bu fekkee ne yàlla may na la nga wér googu sax dàkk ci yow bañ a jóge ci yow mu yàgg lool dara bañ ko gàllankoor moo tax ñu naan le service d'hygiène mission principale moom mooy la promotion de la santé promotion santé boobu nag maanaam suqali wér-gu-yaram boobu nag mu ngi koy jaarale ci la vulgarisation des bonnes pratiques d'hygiène maanaam mu ngi koy jaarale ci lawal lépp loo xam ne nii lu mun a gàllankoor wér-gu-yaramu doomu aadama la mu sant ko pour mu moytu ko lépp loo xam ne nii lu mun a jëmale kanam wér-gu-yaramu doomu aadama la mu sant ko pour mu gën ko bonifier loolu moom mooy mission service d'hygiène ñu ciy jàpp di ci liggéey loolu sax service d'hygiène législateur bi daf ko xam état du Sénégal daf ko xam ba taxawal service bi mu ko taxawalee itam daf ko jox ay jumtukaay yi nag moom mooy lépp loo xam ne nii gis nañ ne mun na gàllankoor wér-gu-yaramu doomu aadama ñu jéem a fexe nuñ ko teree lépp loo xam ne nii lu mun a suqaliwul wér-gu-yaramu doomu aadama la ñu jéem ko bonifier niñ koy defee nag ñu buñ ko bëggee def nag ñoom dañ ko jaarale ci lu ñuy wax code de l'hygiène un texte législatif boo xam ne nii li nga xam ne ni moom mooy député yi dañ def texte bi yóbbu ko à l'Assemblée nationale ñu voté ko ne lii dañ koy tere lii dañ koy digle lu jëm ci luy suqali wér-gu-yaramu doomu aadama madame. loolu mën nañ koo dégg ndax nag ku wax wér-gi-yaram di nga wax cet ndax xel mu sell si yaram wu sell la ñu wax waaye nag nga ñëw ci dëkk bu ñuy wax Kaolack Ndangaan ku xam Kaolack Ndangaan région la boo xam ne Carrefour la dugg beeg génn bi yëpp fi lay jaare te population bi aussi macha allah ndax liggéey boobu dana yomb nga xalaat. waaw yomb na yomb na dans la mesure où dañoo am yaakaar ne doomu aadama bu ci nekk am na loo bëggal sa bopp am loo bëggal sa njaboot ci lépp loo xam ne nii lu suqali seen wér-gu-yaram la ak lu leen sàmm kon war naa mën a yombul parce que bu fekkee ni nit ñi déggewuñ ko noonu mun na jafe li ma ci yokk mooy service d'hygiène ñi fiy liggéey ni ma ko mën a natable rek ni ma ko mën a illustrer mooy ne dañuy jàpp ne l'hygiéniste agent service d'hygiène dafa nekk li nga xam ne nii loolu la docteur bi mu wala infirmier bi moom la doon ci malade bi ko seet si ndax docteur bi wala infirmier bi malade bi day am tawat boo xam ne ni métti na lool te tawat boobu mu ngi koy jëlee ci biir communauté bi mu ngi koy jël ci dëkkuwaayam bu jëlee tawat boobu bu ko dalee mu dem ca docteur ba ndax am na lu dugg ci moom te bokkul ci moom muy doomu jàngoro docteur bi di jéem a fexe wala infirmier bi di jéem a fexe nu mu génnee doomu jàngoro boobu ci yaramam ba nga delluwaat ci sa sago service d'hygiène nag agent service d'hygiène nag doomu jàngoro boobu dugg ci sa biir yaram moom
fa mu jógee ba dugg ci sa biir yaram fa lay dem jéem koo traqué doomu xam ci biir dëkkuwaay bi fan la doomu jàngoro bi jóge ba tëral la mu jéem a fexe doomu jàngoro ba jóge foofu looloo waral ñu naan le médecin l'infirmier il est pour le malade ce que le promoteur de la santé ce que l'hygiéniste est pour la communauté. macha allah loolu leer na comme li ma ko waxee sànq nag lu def waxu lu ay di njàmbat waxtu bi ñu toll ci waxtu bu doy waar ndax ku ne xam na feebar bi nga xam ne dugg na ci àddina lëmbe ko dugg na nag Sénégal yàlla dimbali nañu nag ñun Kaolack amaguñu kaa bi ñu ngi ñaan yàlla it yàlla bu mu fi yegg si waaye bu faroon yegg si tey jii nii ndax seen taxawaay lan lay doon yéen waa service d'hygiène. waaw ñun suñu taxawaay daa tàmbali madame dafa tàmbali booba yegsee guñ duñ xaar ba mu yegsi ñuy doog a jóg. ñun jóg nañ bu yàgg ba premier cas ba amee Chine ñu jot ko ca lañ jóg taxaw te xam ne àdduna amatul frontière virus doomu jàngoro amul frontière nit ñi ñoo am frontière waaye doomu jàngoro amul frontière looloo tax ñu teel a jóg ba ñu jógee nag taxaw nañ taxawaay boo xam ne nii moom la état du Sénégal taxaw ministère de la santé taxaw ko service national de l'hygiène taxaw ko taxawaay boobu la brigade régionale bu Kaolack taxawaay boobu la taxaw ngir fexe ba jàngoro ji ñu jëlee ko fi waaw taxawaay boobu la ñu taxaw. gis nañ ne Kaolack wax dëgg fa yàlla calte gi xaw na fee yaatu nag ndax da ngay dox ci mbedd yi di gis yenn yi nga xamante ne bi ni rafetut ci bët da ngay gis canal yi boo demee ba côté koñ boo mel ni passoire canal yi ñu ngi ubbeeku li nga xamante ne mooy salte bi lëmbe na fi te ñu ne feebar bi àndut ak li nga xamante ne mooy salte loolu dina doy waar de. voilà dina doy waar waaye nag il faut savoir faire la part des choses moom mooy. toute maladie infectieuse bépp doomu foo déggee ñu ne maladie infectieuse rek xamal ne feebar la boo xam ne nii doomu jàngoro moo koy joxe am na ay jàngoro yoo xam ne doomu jàngoro du ko joxe mel na ni ki diabète yu mel ni ki ay asthme yu mel ni ki ay hypertension yooyu la ñuy wax les maladies chroniques mais maladie infectieuse lay wax maladie infectieuse boo gis soubassement bi li nga xam ne ni moom moo ko lal mooy dëkkuwaay bu teguwul ci yoon mooy dëkkuwaay boo xam ne nii sellal bi wala setaay bi nga xam ne nii war na koo set wax naa la léegi ne la ñun dañuy docteur bi boo ñëwee daf lay diagnostiquer ba xam la la dal bu xamee la la dal mu xam doomu jàngoro bi nekk ci sa biir mu seet garab bi mu lay jox nga naan ko ba mu wér ñun nag bu ñu demee ci biir kër gi dañuy xool biir buy daw fan la mën a jóge fii tuberculose fan la mën a jóge fii choléra fan la mën a jóge fii ñu ne mbalit ma li ñu sotti fële kat mun na faa juddoo ndox mu taamale kat mun na faa juddoo waaw bu ko defee ñu ne communauté yi fii kat jàngoro nangam ak nangam mun na fay juddoo fële kat jàngoro nangam ak nangam moo tax am na ku doon wax naan à quoi bon de traiter un malade à grands frais s'il faut qu'après sa guérison il retourne dans les mêmes conditions qui ont été à l'origine de sa maladie tôt ou tard il redeviendra malade loolu lu mu firi mooy ne ban njëriñ la paj di am bu dee nit ki boo ko fajee ba mu wér mu delluwaat ca la ko joxoon jàngoro ja feebaraat dellusiwaat nga fajaat ba mu wér mu delluwaat ci la ko joxoon jàngoro ja mu joxaat ko mu dellusiwaat feebaraat. loolu la olof yi di wax naan bañ gaa nga bañee ca mbànjaxaan nga. mu ngoog madame noonu nga ko waxee. noonu la amee kon solution bi du faju bi. solution bi moom mooy ñu seet fa nga xam ne nii li la tax di faju fa la ne ñu jéem ko faa jëlee buñ ko fa jëlee rek faju bi jeex. waaw kon loolu moom mooy mbalit ma ca ginnaaw kër ga fa la jóge ndox mu salte ba ca biir ginnaaw kër ga fa la jóge foos bu yàqu ba ca biir kër ga fa la jóge ñam bu ñu muurut ba ca biir kër ga fa la jóge ndox mu sellut ma ñuy naan ca biir kër ga fa la jóge kon nag loolu boo ko fa jëlee rek daanaka kenn ci kër gi dootul ñëwati ko docteur loolu la ñu war a jëlee ci ki nga xam ne mooy dëkkuwaay yi voilà loolu la ñu war a def ci dëkkuwaay yi loolu la ñu war a jëlee ci biir dëkkuwaay yi loolu la ñu war a suqali ci biir dëkkuwaay yi bu ko defee ñu àndandoo ñun ñëpp am wér-gu-yaram ndax nag man sama wér-gu-yaram mi ngi wekku ci sama dëkkandoo bi ma nekk ndax man bu ma defaree ba mu baax te sama dëkkandoo bi defarul it tamit jàngoro bi jógee du jëm ci moom ak njobootam dina ko laal mook njobootam waaye dina law ba ci man mi nga xam ne nii maa ngi defar ba mu baax su boobaa nag service d'hygiène wala moom mooy taxaw ne la kii kat ni muy sàmme sa wér-gu-yaram jéem a la sàmme noonu wér-gu-yaram ni muy defaree ba mu baax yow tam jéem a la fexe defar ba mu baax. capitaine mën nañoo xam tuuti li feebar bi nga xam ne mooy coronavirus lan lañ jot ne moo koy joxe carrément. voilà wax naa la léegi ne doomu jàngoro moo koy joxe. waaw doomu jàngoro bi ñu koy joxe nag ñu ngi koy wax Covid 19 lii nga xam ne nii moom mooy coronavirus mu ngi bokk ci les maladies respiratoires aiguës de portée internationale. Parmi ces maladies respiratoires aiguës de portée internationale daf ci am boo xam ne nii dañ koy wax SRAS mooy syndrome respiratoire aigu sévère boobu amoon na fi nekk épidémie am na beneen bu ñuy wax MERS
mooy syndrome respiratoire aigu du Moyen-Orient boobu tam amoon na fi nekkoon ay épidémie bii ñëw fekk leen ñoom ñëpp nag ñëw bokk benn famille bi c'est la famille des coronavirus muy MERS muy SRAS muy Covid 19 bi ñoom ñëpp benn famille bi lañ joboote muy la famille des coronavirus nii laa mun a tekkee li nga xam ne nii moom mooy doomu jàngoro bi nga xam ne nii moom moo ñëw léegi nag lu jëm ci doomu jàngoro boobu li ma ciy wax mooy ne man dama bëgg ñu jàpp ne man mii di wax ak ñoom li may wax ak ñoom ce n'est pas de ma propre invention c'est le fruit de plusieurs siècles d'expérience moo tax waa ji doon wax naan si dans votre auditoire un seul de ceux qui vous écoutent peut être frustré par ce que vous allez dire soyez prudent de le dire parce que ce que vous allez dire n'est pas de votre propre invention mais c'est le fruit de plusieurs siècles d'expérience ba tax na techniciens yi li ñu leen di wax ak li ñuy jox relais yi ñu koy wax ci biir askan wi ak li ñuy jox nit ñi ñu koy jàllale loolu du loo xam ne nii ñoom ñoo koy waxal seen ñoo koy wax ak seen sago bopp dañuy jottali rek kon nag li ñu lay jottali nga xam ne ki la koy jottali jógewul ci moom ma nga jóge fu gën a kawe foofa ay ati des milliers d'années ci la ñu dund ba xam ne paludisme kat plasmodium moo koy joxe ñu ne comme plasmodium lan moo koy joxe ñu ne ci yoo lay nekk yoo bi fan lay nekk ñu ne ci ndox lay nekk loolu yëpp ay recherche yu yàggal kon bu ñu ñëwee ne la jëlal sa ndox mi fii ndax dalay jural sibiru war nga xam ne loolu ki la koy wax am na fu mu ko jële ba di la ko andil ci noonu rek laa bëgg ñu déggee waxtaan bi nga xam ne ni ñu ngi koy waxtaan jëmale ko ci lii nga xam ne mooy coronavirus bi nag dafa am communication boo xam ne ni moom lañ ciy def communication boobu nag dafa am objectif bu njëkk bi moom mooy dañoo bëgg nit ñi renforcer la confiance de la population dans la capacité du dispositif sanitaire d'abord dañoo bëgg nit ñi fexe ba nit ñi ñu wóolu seen nguur ñu wóolu seen ministère de la santé ak seen ministre de la santé ñu wóolu seen région médicale ak seen médecin chef de région ñu wóolu seen district sanitaire ak seen médecin chef de district ñu wóolu seen poste de santé ak seen chef de poste de santé ba xam ne jàngoro boo xam ne nii dugg na ci seeni loxo jàngoro boobu faju na rawati nag lii nga xam ne nii moom mooy coronavirus bi ba tax na nëbb jàngoro ji ak feebar ba mu lay lor loolu mun na cee ñàkk képp koo xam ne nii yëg nga soj rek laa wax ci sa yaram période yi ñu toll ci contexte bi soj rek boo ko sojee war nga dem ci dispensaire nga ne ah man de damaa soj. ci foofu laa lay laajee nu ñuy xàmmee ki nga xamante ne wala ñu ñaaw njort ci nit ki ne kii kat feebaru coronavirus la war a yor. yan symptômes la. voilà symptômes yi c'est des symptômes qui sont communs daanaka ak yeneen maladies respiratoires aiguës yi kon nag dañ ko mën a njort rek. njort gi moom mooy nit ki bu fekkee ne boppam a ngi métti bu fekkee ne mi ngi saqat goo xam ne nii daanaka àndut ak lor lu dul saqat gu wow di tisooli bopp bi di métti yooyu bu ko defee war naa njortu ne feebar bi kat nee nañ waaye nag du feebar boobu rek moom mooy mandargawoo noonu am na yeneen feebar yoo xam ne nii c'est des maladies respiratoires aiguës noonu lay mandargawoo pour ñu wóor ñu ne du yële yi bii la fokk nga dem ci kër docteur boo demee kër docteur ñoom dina am lu ñu jël ci yow prélèvement boo xam ne na ci sécrétion yi prélever ko envoyé ko fële mini institut Pasteur ñu xool ko ba xam na lii doomu jàngoro la wala du doomu jàngoro loolu rek mooy mun a tax nga aar sa bopp aar sa njaboot aar say dëkkandoo voilà mooy le dépistage précoce voilà. suñu mbokk Modou ñu gis ne ñu ngi commencé di dugg ci réew mi ñoom loolu leen di conseillé bu ñuy ñëwee. li ma leen di conseillé mooy ni nañu bu fekkee ne ñëw bi jàngoro bi rek moo tax ñuy ñëw bu dee jàngoro bi rek moo tax ñuy ñëw li ma leen di conseiller moom mooy ñu toog waaw bu fekkee ne jàngoro bi nag dafa tombeek nga waajoon mun na bañ a gàllankoor ci sa ñëw dara waaye bu dee jàngoro bi rek moo tax nga jóg di ñëw boo yeboo nga toog ndax déjà chance bi nga am ci mucc ci jàngoro bi ak chance bi nga am ci muccal sa njaboot ci jàngoro ji ak chance bi nga am ci muccal say dëkkandoo ci jàngoro bi ak chance bi nga am pour muccal sa réew ci jàngoro bi boo ñëwee chance boobu ñàkk nga ko ndax bu dee paj rek Sénégal gën te mën a jël en charge réew ma nga jóge doomu jàngoro kon yow ci sa bopp bu fekkee ne da nga njort ne feebar bi mun na maa bu rek moo tax may dem boo yeboo toogal feebar bi bu la dalee ñu jël la en charge faj la
waaye nag bu fekkee ne jumtukaay yemul parce que fa nga nekk xëj na jumtukaay yi ñu am ak suñu réew fii jumtukaay yi ñu am xëj na wuute na xëj na prise en charge ba ngay am foofa nga nekk xëj na prise en charge boobu xëj na doo ko amee ni nga koy amee foofa doo ko amee fii ba tax boole ci nag nga loraale sa doom loraale sa njaboot loraale sa dëkkandoo loraale sa réew kon ñëw bi amul solo. capitaine ngeen amoon sànq réunion fële ca gouvernance ndax réunion bi bokk na ci loo xamante ne dafay laal li di feebar bi. loolu rek a ko sabab actuellement daanaka dañoo mettre en instance activité yu bare bokk na ci réunion yi ba tax na réunion boo dégg tey rek daanaka lii moo ko sabab waaw ba tax na nag réunion boobu aussi lii moo ko sababoon bien que nag mënuma xuus ci biir lañ fa réunion yëpp waaye nag réunion boo gis actuellement daal boo jëlee maanaam ñetti réunion yoo gis daanaka ñaari yëpp lii nga xam ne mooy jàngoro bi moom moo ko sabab. waaw ban message nga am booy lancer li nga xam ne mooy waa Kaolack gi. message bi ma leen di lancer mooy ñu dalal seen xel actuellement région de Kaolack ba mu daj amuñu fi benn cas je touche du bois loolu nag dama bëgg acquis la boo xam ne dañ ko war a préserver te kenn mënu ko préserver ku dul ñi nga xam ne ñoo fi dëkke niñ koy préserver nag moom mooy recommandation yi nga xam mu ngi jóge ci autorité administrative yi recommandation yi jóge ci autorité sanitaire yi recommandation yi jóge ci technicien de santé yi ñu jëfe ko ku ci nekk nga jéem a taxawaay boo xam ne di nga mën a aar sa bopp di nga mën a aar say dëkkandoo loolu message boobu daal moom lay lancé te également ñu jéem a restreindre tuuti voyage yi tukki bi ñu négandi ñu négandeegum tukki yi nga xam ne nii soxla yi nga xam ne bu dul soxla bu jàmp dëgg mun nga koo bañ a tukki surtout ci yenn gox yoo xam ne nii ñu ngi dégg ne am na ay cas yu fa ay benn cas yu fa nekk ñu leen di traité foofa daal moom bu ñu leen a munee muñal ñu muñal leen toog Kaolack toog ci suñu région ba nga xam ne nii mbir mi dal na parce que dem jëli indi aussi nee nañ sax du ma oustaz waaye nag nee nañ yonent bi sax nee na bu mbir mu mel nii amee ña nekk ca dëkk ba buñ ku ne fa nga nekk na nga fa toog kon nag nañ jëfe loolu rek waaw bu ko defee ñun ñëpp ñu bokk am jàmm. capitaine Infos Rewmi mu ngi lay jaajëfal. maa ngi leen man maa am j'ai le plaisir vraiment de vous recevoir di leen gërëm di leen sant parce que lii mënalu ma ko sama bopp kon nag boo amee ku la ko mënal ku la jox loxo bu jottali bu yegg fa nga soxla mu yegg da nga koy sant di ko gërëm yéen la ñu war a gërëm ñu ngi leen di sant merci. mu ngi noonu suñu mbokki internet yi ñoo ko déggandoo muy waxtaan bi ñu seqoon ak ki nga xamante ne mooy capitaine Alioune Ndiaye nekk chef service fii nga xamante ne moo nekk si service d'hygiène bu Kaolack lii lañ leen indiloon tey ci waxtaan bi am nañ yaakaar ne nag njëriñ génn na ci bu baax a baax ndax xamee nañ ci loo xamante ne bii soxla nañ ko te waxtu yi ñu toll di wax rek fagaru moo gën faju ñu bàyyi xel ci digle yi bu baax a baax jërë ngeen jëf.